asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte di àndaat ak yéen ci RTS 2 ci seen biir émission tam-tam muy tam-tamu alxamis bi di 26 mars 2020 tey nag ñu fas yéene waxtaan comme ni ngeen ko xamee daanaka fan yi yëpp ci loolu la ñuy waxtaan mooy feebar bi di coronavirus ñenn ñi di ko wax Covid 19 loolu nag tax ba ñuy sëgg nag tey wax ci loo xamante ne dafa soxal xale yi nekk ci mbedd bi ndax bu ñu waxee feebar bi. naam xel yi dina dem ci mag ñi wante xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci mbedd yi itam dañoo exposé looloo tax nag tey ñu fiy dalal nag li ñu naan direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi nag teew fii di madame Siby moo nekk sama ndeyjoor bokk ci suñu invité ci wetam nag mu ngi ànd ak beneen invité ñu koy wax monsieur Raoul Latouf moom nag mooy secrétaire général bu coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfance maanaam kuréel boo xamante ne dafa ëmb ay association ak ay ONG mooy kuréel yi nga xam ne aajo wuñu ci état bi ñoom nag ñu yëngu ci lépp loo xam ne dafa ñeel tout tànk yi comme ni ñu koy defee saa su nekk nag alxamis altine talaata sax plutôt damay ànd ak suñu ñaari lingeer yi di Aïcha Touré ak Rougui Aïcha Covid 19 bi moom bàyyiwul kenn ba tax tey ci tendance danañu wax ci masque yi ban xeetu masque moo am kan moo war a takk masque nan lañ ko war a takkee lépp lu ngeen war a xam ci masque yi daal tey xaar leen bu leen bouger Aïcha dina leen ko xamal Rougui nag moo ñu demaloon fële ca centre sauvegarde bu Pikine ñeel nag sujet bi nga xam ne indi nañ ko muy xale yi nekk ci mbedd bi ak tamit ban taxawaay lañ ci war a am surtout ñu nekk ci contexte feebar bi nga xamante ne mooy coronavirus bi li ñuy def rek mooy dañuy dem régie ñu dellu siwaat dalal suñu gan ñu mën a tàmbali waxtaan wi. ni ñu ko junjee woon ci boppu émission bi nag tey ñu fi dalal nag ki nga xamante ne mooy madame Abibatou Siby madame Siby nekk directrice éducation surveillée ak protection sociale ñu lay dalal ci RTS 2 di la bàyyi nga nuyoo wante ci tënk nga présenté waale ñu tamit li nga xamante ne mooy kuréel bi nga jiite. maa ngi lay gërëm di la sant di yóbbante nuyu garde des sceaux ministre de la justice. di nuyu bu baax a baax sa nattango journaliste yi ngay ko animé émission bi mais di nuyu itam sama frère monsieur Latouf nga xam ni dama koy tooñ di ko wax toujours avocat wu cause xale yi nga man maa di madame Siby directrice su éducation surveillée ak protection sociale mu nekk benn ci direction ministère de la justice bi nga xamante ni dara taxu ko jóg lu dul saa yu ak yelleefu xaleel sooxee mu jóg taxaw tem jël matuwaay yi ci war pour que xale boobule li nga xamante ne dafa sooxee ci ay àq ak yelleefam état bi jëm ko mëtal damay rappeler toujours ni ndey ak baay ñoo war a yar xaleel waaye bu fekkee ci cadre familial boobu dañu toog ba li nga xam ne dafay des droits fondamentaux droit yoo xam ne bu nit ki ganee àddina rek la koy am dafa sooxe état moo am responsabilité taxaw tem ci wetu xale boobu pour garantir sécurité am garantir éducation garantir moralité am teg conditions yi ci war yëpp pour que xale boobu mën a màgg ci anam yi nga xamante ne màggu xaleel ci la war a amee loolu daal mooy direction éducation surveillée ak protection sociale. am na solo bu baax ñu dénk leen lu am solo itam ci ab réew muy ndaw xale yi nga xamante ne si ñoom la ñu war a ji meññeef boo xamante ne mooy jëriñi réew ëllëg alors monsieur Raoul Latouf yow itam ñu ngi lay dalal di am mbégte di ànd ak yow fii ci RTS 2 ci suñu émission tam-tam. jërëjëf soxna si di wax ni ñu ngi gërëm waa RTS rawatina directeur général Racine Talla. di nuyu itam ñi nga xam ni moom laa bokkal plateau bi sama jigéen directrice éducation surveillée et de la protection sociale mi nga xam ni bokk na ci magistrat yoo xam ne fii ci Sénégal ñu gën a am xam-xam jëmale ci wàllu yoon kon ku mel noonu suñ ko jëlee jox ko direction bu mel noonu am nañu yaakaar ni liggéey bu am solo dina ko def foofu kon madame Siby ñu ngi leen nuyu di wax ni yàlla na yàlla jàppale encore ba liggéey yi nga xam ne ñoo koy bokk di ko defandoo yàlla taxawuñ ci di nuyu itam sa
ñi nga xam ni ñoom nga àndandoo ci émission bi sa collègue yi nga xam ni ñoo ngi toog ci plateau bi te nar a waxandoo ak ñun nag ci benn mbir bu am solo boo xam ni dafa yëngal jamono yëngal àdduna bi kon di wax ñun CONAF mooy coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant mu nekk kuréel goo xam ne dafa ëmb organisation yi nga xam ne dañu nekk ci Sénégal ci 14 régions yi nga xam ni ci 14 régions yi 13 yi ñun am nañ fa ay coordination régionale mooy kuréel yi nga xam ni association ak ONG yi nekk ci zone boobu yëpp ñoo fa àndandoo ni ñooy yëkkatandoo ñooy dóorandoo jëmale ci xale yi kon ñun dañuy yëngu ci wàllu plaidoyer parce que xam nga tey suñu rôle mooy fexe ba nguur yi engagement yi ñu jël ñu koy respecté beneen bi ci topp mooy di bind di xaatim itam li ñuy wax ay rapport complémentaire mooy ci comité yi nga xam ne mooy comité des droits de l'enfant bi nekk Genève ak comité africain des experts sur le droit et le bien-être de l'enfant foofu état du Sénégal dafay déposer rapport mais ñun tam dañ fay def rapport la ñuy wax rapport complémentaire mi nga xam ne day dolli ci li nga xam ne état waxu ko wala li mu koy waxee doyul pour ñu gën ko leeral ñooñ beneen bi ci topp nag mooy itam participation xale yi xam nga xale yi dañu nekk ñoo xam ni nee nañu lépp looy def pour ñoom sans ñoom danga ko def contre ñoom. Absolument. kon donc ñu ni participation xale yi dafa nekk loo xam ne lu am importance beneen bi ci des nag mooy renforcement capacité mooy nit ki bu fekkee ni day def dara faaw ñu tàggat ko ci la muy def ñun nag CONAF dañoo war a tàggat acteurs yi nga xam ne dañu nekk dans la protection ba nga xam ni képp kuy yëngatu wàllu xale nga xam lan mooy xale lan la ñu war a def pour mun koo aar ba nga xam ni yenn jafe-jafe yi xale yam mu daal di jóge foofu kon donc en gros daal loolu laa bëggoon wax ci CONAF di wax ni nag ñoo ngi gërëm encore RTS pour invitation. fii seen kër la fii mooy këru askan wi RTS 2 toujours au service du public Rougui monsieur Latouf mu ngi doon wax ci mbirum tàggat mu mel ni nag am na liggéey bu am solo boo xamante ne war nañ koo def ci ndaw ñi wante tamit ci ñi nga xam ne ñoo leen di aar ñi nga xam ne ñoo leen di protéger ak di leen tette di leen gunge ma bàyyi la rek nga nuyoo laata ñuy ñëw ci élément bi nga xamante ne jot nga ñu ko defal ci wàllu boobu. mooy maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu madame Sibi monsieur Latouf di nuyu Aïcha nuyu téléspectateurs yi safo la RTS de rawatina émission Tam Tam. mais cravate bi moom macha allah. ah merci beaucoup. comme tey dañuy wax ci mbirum éducation moom tey moom mise bi dafa ànd ak sujet bi nga xamante ne moom la ñu waxtaanee ah. gis nga c'est une passion sax chez moi. l'éducation parce que c'est ça que je fais xale yi damay sama kër damay topp seen ginnaaw rek ñëw leen ci tableau bi kaay leen toog leen sama wet kaay leen jël kaay def leen nii defee leen nii donc c'est une passion chez moi et ça tombe bien que ñu am invité yoo xam ne dinañ ñu ci indil lu bari tey. macha allah alors Aïcha Touré la grande Aïcha. oui Maïmouna dama kontaan tey. waaw parce que sujet ñi indi c'est très très important que ce soit pour les enfants que ce soit même pour lii xew fii Sénégal ak ci àdduna kontaan naa daal. j'ai pas de mots je suis très émuse. ëpp na Aïcha rek nee na ko je suis très émuse. kon dañu waaw entre guillemets dañuy dindi bi rek. waaw ñu bàyyi fa bi. alors comme ni ma ko waxee nag tey dañu indi sujet bu am solo ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy xale yi nekk ci mbedd bi ci contexte wu feebar bi nga xamante ne mooy Covid 19 bi di coronavirus bi wante laata loolu dañuy dem ñu xool avec la complicité de la régie. dinañ gis image yi léegi kon benn ci bërëb yi nga xamante ne madame Sibi foofu da ngeen fay dalal ay xale di leen jàppale di leen tette di leen accompagner muy ay centre d'accueil ñu ngi koy gis kon moo nekk nii sur les images di centre d'accueil boo xamante ne da ngeen fay dalal xale yi maa ngi koy wax pour dimbali leen jàppale leen comme genre internat la. centre yi am na fii ci Dakar su ma juumulee xam naa ne lim bi taxu koo takk noonu de bu dee ñett wala ñeent daal xam naa ci lay yem de am déet. centre yi nag fukk ak benn lañ ci am. sur toute l'étendue du territoire national. loolu bu ñu waxee fukk ak benn rek daa ngeen xam ni. am na foo xam ne waroon na fa jote te jotewu fa. dëgg la te loolu dafa nekk suñu itte bu baax a baax a baax. fukk ak ñetti centre yi. pour nga gën a apprécier besoin bi da ngay téye rek ni ñeent yi ñi ngi Dakar donc fukk ak benn bu ñeent yi nekkee Dakar juróom-ñaar moo nekk dans les régions te ñuy am 14 régions nga xam ni besoin bi tar na façon tar boo xam ni matuwaay biñ ci war a jël moo doon rek
ñu considérer éducation surveillée ak protection sociale comme priorité ak urgence. loolu moo tax ci lettre politique sectorielle ministère de la justice plaidoyer bi nga xamante ni acteurs yeeg secteurs yeeg ñëpp def nañ ko tax na ba mu am appropriation ci urgence yi ba ñu intégrer éducation surveillée ak protection sociale comme programme dans le cadre du budget programme ci plan d'action yi nag loolu nekk besoin muy néew yi structure yi néew daf ci am benn plan stratégique boo xam ni rapproché xale bi nekk ci tolof tolof te soxla ku ko tàllal loxo de la DSPS muy structure bi état teg pour muy taxawu xale bu fekkee ne xale dafa nekk ci yenn tolof tolof yi benn plan stratégique bi ci njëkk noonu lañ ko tuddee pour def maillage du territoire national bi pour fépp foo xamante ni rek askan waa nga fa ñu am structure boo xam ni bu amee besoin pour que xale bi ñu taxawu ko rek immédiatement service su état bi taxaw ci wetu xale boobu pour ñu jël ko en charge. mu am benn service boo xam ne mooy wëtu daal. exact. alors Rougui sujet bi yow mi nga xamante ne mën nañ ne mama Rougui laa lay wax tey mbiru xale yi dañ la yitteel lool surtout nag xale yi nga xamante ne mën nañ wax c'est des enfants vulnérables. absolument Maïmouna ñëw nga ci te defe naa madame Sy bi tey dinañu indi lépp loo xam ne rek doonoon na lu ñu umpoon ci mbir mi bëgg nañu xam tamit ginnaaw centre de sauvegarde yooyu defe naa ne Cambérène am na Pikine am na ak yeneen zones yi nga xamante ne Thiès tamit am na ci région yi ma bëggoon xam rek yaa ngi wax léegi ci stratégie yi nga xamante ne yéen a ngi ko teg plan d'action yi nga xam ne yéen a ngi ko teg ñu nekk ci jamono joo xamante ne nag jamono ju xaw a doy waar la te méngoowul ak vraiment xale yi ñuy gis ci mbedd mi méngoowul du tout ndaxte loolu la ñuy xeex ci mag ñi sax donc waxatuma laak ci xale yi ma bëggoon a xam nag yan matuwaay ngeen jël ci loolu jamono yi ñu toll nii tembe ci xale yi ci mbedd mi. loolu dafa nekk point boo xam ni képp ku nekk ci Sénégal war nga ci am souci bu rëy a rëy ndax bu dee mag ñi la ñu naan aar leen seen bopp mag ñi amee seen njaboot am cadre bu ñoo yore seen doom jël seen ay doom jotu na soccantal di aar seen ay njaboot asama ak ñi nga xam ni ci mbedd mi la ñu nekk képp kuy doomu aadama rek laa wax te nga am tuuti humanité war nga toog xale yi ndax ils sont trop exposés et c'est des vecteurs potentiels du virus képp kuy dund ci dëkk bi rek war nga jël mbiru xale yi nga def ko aajo def ko xalaat ni priorité la benn minute de plus dans la rue peut être la minute de trop. absolument parce que xale yi mën nañ nekk li ñu naan porteur sain maanaam ñu yor doomu jàngoro bi wante duñ ko jotagum développé. ba tax ñu wàll ko ñi nga xamante ne ñooy mag ñi. alors Raoul Latouf bu CONAF muy kuréel bi nga xamante ne sànq ñu ngi koy wax dafa ëmb ay association ak ay ONG temb fu mu ne nii ñëpp la ñu wax lenn la mooy ne xale yi mbedd bi du seen place dañ fa war a jóge yéen. Au niveau de votre structure nan ngeen di apprécier retrait wu xale yooyu noonu nga xamante ne c'est devenu un impératif. waaw am nga soxna mbiru xale yi ñun dañ ni place su xale ñu toppatoo ko nañ ko war a toppatoo parce que tey li jaaduwul mooy ñu gis ay xale di nekk ci ay mbedd ñu ni benn doomu jàngoro boo xam ni contact rek mu daal di koy transmettre doomu adama te ñu xam ni xale yi ñooy ñi nga xam ni bu ñëwee dañuy laxasu mag ñi kon xam nga kooku ñooñu rawatina tey ni bu ñëwee laxasu la mooy maanaam bu fekkee am nañ doomu jàngoro ji am nga ko. c'est clair même buy feeñ ginnaawaati suba. comme que ne durée bi day durer 14 jours mais kon xam xale bi mën na la ko jox. kon xale yooyu kenn waru leen a wàcc ci mbedd bi ñun dañ ni xale yi nañ leen jël état bi moo am responsabilité boobu jël xale yi xool d'abord seen état de santé ndax xale yi bu fekkee dañoo nekk ci bërëb yi nekk bërëb yi ci ëpp laa wax de yoo xam ni nekkuñ ci condition d'hygiène yu baax xale yooyu le ministère de la santé jël ay médecins jël ay infirmiers ñu dem tester xale yooyu xool ndax doomu jàngoro bi am nañ ko wala amuñ ko benn ñaareel bu fekkee ni xale am na ko ñu ni nañ ko ber comme ni ñu bere mag daal di koy toppatoo nañ ñi nga xam ne nag amuñu ko jël leen yóbbu leen ci kuréel yi nga xam ne comme kuréelu DSPS yi ñu am ak organisation société civile itam am nañ ay centre d'accueil
yoo xam ne DSPS moom moo am responsabilité xool ndax baax na wala baaxul su baaxul mun bu fa kenn yóbbu benn xale. kon donc xale dañ leen war a yóbbu ci ay lieux sûrs yoo xam ne am na sécurité ba nga xam ne xale yi mën na leen toppatoo ñu xool nag seeni waajur fan lañ nekk ndax ñu delloo xale yi la ñuy wax ñun xale yi war ñoo des ci centre yi dañ leen war a delloo ci seen waajur centre yi dafa nekk ay lieux de transit juste pour xam ne dañ fay jaar rek alors madame Siby dinaa la jox parole bi léegi man dama bëggoon rek pour rappel laata Aïcha tamit di ñëw ndax moom itam xam naa ñàkkul ne am na lu mu war a wax si sujet bi ba ma bëggoon rek nga fàttali ñu catégorie d'enfants yi nekk ci mbedd bi parce que dañuy wax les enfants de la rue rek te xamuñu ne amaana bokkuñu ñii ay taalibe lañu ñii ay xale yu ànd ak ay mag la ñii ban catégorie d'enfants ñoo nekk ci mbedd mi. eh bien ni ko sama frère bi waxee. bépp xale bu nekk ci mbedd rek sa place du ci mbedd. muy lu leer. mu di taalibe yi. mu di mag ñi nga xam ne dañu am responsabilité bu toll ni di def exploitation économique ci xale yi. parce que loolu itam responsabilité la boo xam ni état bi dina ci taxaw temm. ñi nga xam ne dañu am responsabilité bu toll ni di def exploitation économique ci xale yi. parce que loolu itam responsabilité la boo xam ni état bi dina ci taxaw temm. bépp xale boo xam ne daal fekk nañ la ci mbedd mi ngay taxawaalu lii président wax état bi dina ci jël matuwaayam li tax nag sama xel dal moo di ci stratégie bi ñu mettre en œuvre ministère de la famille de la femme bi am responsabilité protection xale aussi dafa yaatal réflexion bi ndax du benn bànqaas moo ko mën a jël léegi la président wax aspect bu am solo xale bi nekk ci mbedd bi xëy na bu dul virus bi sax mi ngi am beneen feebar bu muy traîner. ci lu leer. donc li ñu war a njëkk jël mooy ñu génnee leen ci mbedd moomu ministère de la santé partie prenante la ci processus bi foog ñu dépêcher ay commission yoo xam ne dafay am médecin am ay infirmier am na ci tout tànk yu ci nekk yoo xam ne seen âge waroon na mën na sax maye bu fekkoon ni moyens yi nekk na fi pédiatre nekk ci équipe yi pour ñu seet xale yi bu baax. buñ leen seetee bu baax ba pare képp koo xam ne am na pathologie boo am ñu référé ci structure appropriée bi mais balaa ñu la fay référé itam dafa am benn droit fondamental boo xam ni dafa sooxe ci xale yi. waaw muy ban xale yi duñu sangu. xale yi duñu sol yëre yu baax. donc ci équipe bi toppatoo affaire yu génnee xale yi ci mbedd mi daanu jël matuwaay yu mat sëkk pour que kit sanitaire yi nekk fa. xale yi ñu sang leen ba mu set. solal leen yëre jox leen ñu lekk jox leen ñu naan. ba pare nag référé leen foofu lañ leen war a référé ñi ci des nag ñu indi leen ci centre d'accueil yi dafa nekk ay structures yoo xam ni c'est des structures de prise en charge d'urgence mais provisoire. maanaam dañ fa war a jàll rek. dañu fay jàll. dañ fay jaar rek ñu dem ci leneen. dañu fay jàll loolu moo tax ci mécanisme bi ñu teg dafa am benn ay bureau yoo xam ne bureau d'accueil la ndax xale yi aussi traumatisé nañ ci mbedd mi façon traumatisme boo xam ni fokk ko am fibre. ci xale rek moo leen mën a jël en charge ndax am na noo xam ne boo leen ko defee xale dafa am univers rek moom dam mën na bañ a ko peexe. waaw day rebelle wu sax. ndax du rafle dañu leen bàyyi foo xam ne seen place nekkuñu fa te defuñu dara amuñu benn responsabilité ils n'ont commis aucun délit. alors c'est les adultes qui sont responsables. waaw responsabilité bi je pense que ne c'est partagé n'est-ce pas Aïcha. waaw mais man instant yi pourquoi damay rebondir ci li madame Siby wax c'est-à-dire qu'aujourd'hui dañu bàyyi côté xale yi les adultes qui mettent leurs enfants dehors qu'est-ce qu'on doit faire est-ce que sensibilisation nañu war a def est-ce que dañ la war a dem jël police wala yeneen je sais pas moom état ñu dem jëli ko parce que aujourd'hui il a fallu que parce que je sais que association bi ak direction bi ñu ngi def ay jéego pour loolu mais il a fallu que tey coronavirus bi ñëw te après tout le monde est en alerte. corona daal xaw na fee baax ci benn côté. waaw parce que madame Siby aujourd'hui ñun par exemple on est des individualistes. on est dans une société individualiste dañuy jël dajale suñu yëre xale yi dem joxe suñu amee couche dañuy def association dem joxe ONG yi def mais est-ce que la population même s'engage à enlever les enfants de la rue. waaw c'est ça la question. waaw te madame Siby question bi la bëggoon poser ñaata. xale ñoo nekk ci tali bi est-ce que on arrive à les recenser. recensement bi dafay nekk chiffre boo xam ni sama frère dina ci mën a dugal kàddoom mbir mi dafa toll ci dayo boo xam ni
kenn mënu ko quantifier avec précision. estimation rek ngay def du mën a exact waaw. estimation rek ngay def te li gën a yëf yi tax mu doy waar suñu porosité frontière yi. dafa ubbi façon beneen mode d'exploitation ci xale yi. Merci. ngay gis ñu jóge ci dans un pays. dans les pays limitrophes waaw. daal di gàddu xale yu bare dugal leen fi lu tax ñu jóg xaalis exploitation économique. dernier recensement ci benn document bu nu defoon xale yi lim bi ëppoon na 30 000 enfants. ëpp na. waaw 30 000 enfants te nee naa la étude bi sax données yi mu joxe données estimatives da war waaw région de Dakar. kon lu ñu bàyyi xam naa ne moom bëri na lool. situation xale yii dama ni bombe sociale la bu nu yore suñu ci jógulee taxaw ëllëg ki si biir ndax nit boo demee ba amatoo yaakaar ci dara. jànguloo amoo formation. amoo métier. société bi rejeté la. mais di nga toll foo xam ne da nga naan comme yàqu-yàqu am na ñëpp yàqu. jël fetal di tiire nit ñi ci bëccëgu ndara kàmm daf lay daal di yomb. loolu du doon dara ci yow parce que doo gis benn perspective à l'horizon bu ñu yegg foofu nag ndax tey pays européens yi dañu naan Afrique mooy continent wu demee lu tax nu wax ko capital humain jeunesse population bi mais population bu dee éduqué woo ko formé woo ko jàngaloo ko dara mala la rek. waaw dinañ ñëw ci fànn boobu noonu surtout par rapport ak direction bi nga xamante ne da nga ko yor Rougui. waaw xanaa bëggoon ñëw rek ci li nga xam ne mooy parce que comme ni nga ko waxee sànq bari na fànn yoo xamante ne catégorie xale yi am na ci ñoo xamante ne délinquance xëy na dañoo nekk ci kër gi ñu dóor leen ñu daw wala ñu nekk ci bërëbu jàngukaay ñu dóor leen fa ñu fugué daal di daw est-ce que ñooñu ci la ñu bokk ak ñooñu bu dee ci la ñu bokk ñooñu ndax bu ñu leen jëlee ñoom itamit dañ leen a yóbbu ci centre bi parce que j'imagine que ne boo leen bëggee yóbbuwaat ca fañ leen doon dóoree wala ci kër gi bu dee maltraitance bi foofu la woon dina doon problème naka lan mooy seen taxawaay ci mbir moom. loolu dafay am bis bu ne. te taxawaay bi li ci am solo dama ni la xaleel dafa nekk dafa nekk situation boo xam ni walla phase boo xam ni ci dundu doomu aadama liy def différence bi rek mooy xale bi nga xam ne am na affection am na amour am na regard am na un cadre propice. Absolument. te loolu sax technologie yi indiwaat nañu beneen menace ci sunu biir ndax daa jël sa doom defar ko encadré ko toppatoo éducation waaye mu am benn samba boy bu dugg ci sa biir kër boo xam ne mënoo ko maîtriser. ci lu leer pour revenir ci li nga wax xale boobu dafa nekk ci daara ñu dóor ko maltraitance la xale bi nekk ci kër gi jàngul bu baax ñu def ko yenn façon yi aussi maltraitance la xale yooyu ci suñu cible la ñu bokk ndax li ñu war moo di xale boobu ñu jël ko defal ko prise en charge d'urgence ci service de premier accueil yi nga xamante ni am nañ ci waaye barewul waaye am nañu benn bu nekk Liberté 6. D'accord. te vocation nationale la am na benn bu nekk Saint-Louis am na benn bu nekk Ziguinchor li ñoo ñaan yàlla nag mooy région bu nekk rek na am service de premier accueil xale bi su ñëwee li ñuy njëkk a def mooy ñu dalal ko suñu ko dalalee ba mu dellu si waat par des professionnels nag par des professionnels mooy éducateurs spécialisés yi ndax am na ñoo xam ne yaakaar nañu ñi ngay def mais dañuy gën a yàq am na ñoo xam ne daa fekk ni dañoo defar mais dañuy gën a yàq xale boobu ki daw wala ñu dóor ko wala ñu toroxal ko yenn façon toroxal yi bu ñëwee bu ñu ko jëlee en charge ba pare ba identifier ko service AEMO bi ba dugal ko ci structure boobu dafay bàyyiwaat service AEMO bi mu def liggéeyam def recherche de famille ba ñu identifier famille bi bu ñu ko identifier ba pare professionnels yi nekk éducateur ñu def médiation ba jéem a concilier les intérêts waaye nag am na façon gu dóor yoo xam ne boo ko dóoroo xaleel ndem te yaa ko jur sax daañu la porter plainte. ci lu leer alors monsieur Raoul Latouf ci question wu Rougui bi. waaw xam nga Rougui dafa laaj bu am solo xam nga xale yi dañoo bari benn paire bari boo xam ni étude bi ñu mu ñuy def fii ci Sénégal dafa wane ni plus de 35 000 enfants ñoo ngi Dakar la ñu wax de. Dakar région Dakar rek la ñu wax. rawatina yeneen région yi ci Sénégal kon donc ça veut dire que tey bu ñuy xool di wax ni ci wàllu xale yi nekk ci mbedd yi dañoo bari te ci catégorie xale yooyu madame si bi wax na ko léegi am na ci ñoo xam ni dañoo dawee seen kër am na ñoo xam seen waajur moo leen yóbbu ci daara ñu daw ca daara ja
am na ñoo xam ni dañoo yàgg nekk ci mbedd am na ñoo xam ni dóor nañ leen ñu daw seen kër génn am na ñoo xam ni nag ñoom dañ ni mbedd mi mooy seen dëkkuwaay yéen ñëpp déggoon ngeen xale yi nekkoon ci suufu pont ba lakk ga fa nekkoon xale yu bari gaañu ci kon donc yooyu nekk nañ catégorie xale yoo xam ne boolewuma ci nag xale yi nga xam ne mooy xale yi nga xam ne dañuy yelwaan léegi nag yelwaan boo xam ni waajur bi mooy jël doom teg ci mbedd donc benn forme yelwaan beneen boo xam ni mag mooy jël doomam jox ko benn samba boy parce que ñooñu ay samba boy laa leen di wooye parce que duñu ay jàngalekat que ñuy jël doom mu jël xale soo bëggut di xale bi nekk ci mbedd bi kooku lan lay jàng ak fan la koy jànge jar naa laaj ay samba boy lañu pour man donc ñi nga xam ni ñooñu catégorie xale yooyu état bi moo am responsabilité xool leen ku nekk ci ñoom nag buñ la jëlee ne la yóbbu ci structure qualifiée xam nga madame si bi dafa am benn affaire bu am solo mu wax mooy personnel qualifié la ñu wax du am na nit ko xam ne dina yaakaar ni mi ngi defar fekk ba ngay yàq te la muy yàq loo xam kenn dootu ko mën a réparer xam nga professeur Serigne Mor di ko wax souvent nee na gis nga nit ñi yenn saa yi dañuy jël xale di wax ak moom di def ak moom loo xam ni mën na am giiru dina dootul dañeeti ci moom kon donc yooyu xale spécialiste moo war di toog ak ñoom gis nga li mu wax ni ci wàllu cadre yi mooy centre de premier accueil gis nga loolu madame Sibi état bi daf ci war a gën a góorgóorlu ba fépp ci Sénégal am centre de premier accueil fépp ci Sénégal am centre de sauvegarde parce que nekk ay structure yoo xam ne ay professionnels ñoo fa nekk xam nga nit soo bëggee bëgg liggéey ci dara il faut nga nekk ku xam ci loolu dara boo bëggee defar kon donc di wax ni kon ñun li ñu wax tey mooy nañu am structure yoo xam ni de transit la waxuñu nag xale yi di toog ci structure yi loolu itam il faut que ñoom madame Sibi ñi nga xam ne ñoo am pouvoir contrôle structure yi ñuy vérifier ak seen inspection yi nga xam ne teg ngeen ko léegi ñu dem xool ku nekk kuréel bu nekk xale ya fa nekk ñaata temps nañ fi def est-ce que war nañ fay yàgg est-ce que def nañ seen recherche de famille parce que résultat final mooy xale bi dellu këram kon donc loolu boobu liggéey war nañ cee gën a góorgóorlu ñun ñu nekk ci société civile am ay centre d'accueil yoo xam ne dañu war a recruter ay professionnels itam parce que waru ñoo recruter n'importe qui mu nekk ay xale ndax dafa bari ay risques te ñëpp xam nañ ne léegi samba booy yi dañoo jaxasoo ci nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo war a yar xale yi kon donc ñun loolu la ñu wax ñu ni nañu fexe ba xale yi tey ñu nekk ci cadre yoo xam ni ku leen fa fekk naw leen te ba nga xam ne bu ñu fay jógee dañuy delluwaat seen i kër. waaw parce que l'essentiel comme ni nga ko waxee mooy xale yi ñu dellu ci kër yi ndax kër yi mooy seeni place madame Sibi ci jamono ji nga xamante ne feebar bi mu ngi lëmbe àdduna bi lëmbe Sénégal itam ñu ngi ñaan yàlla mu yem fi wante gis nañ ne vraiment chaque jour dafa mel ni nombre bi day gën di yokku tey ñuy wax ci retrait wu xale yooyu noonu jëlee leen ci mbedd mi concrètement yéen en tant que direction buy toppatoo lu jëm ci mbirum éducation surveillée ak protection sociale donte sax ne da ngeen ci ànd ak ñeneen lan ngeen jot a defagum ci jéego wala lan ngeen waaj bu waaj bi yéexulee sax ndax fu mu ne nii feebar bi moom ma ngay waaxu di dem. waaw mais sa question bi dafa nekk question bu am solo li ma di wax sànq rek mooy que affaire u xale la soo koy toppatoo da nga war a am humilité pour képp koo xam ne daf ci am pas wàcc paar nga jox ko stratégie bi ñu mettre en avant ñëpp ci la ñu bokk ministère de la justice ci la bokk ministère de la famille de la femme qui a en charge protection xaleel ministère de la santé ministère des finances ndax foog xale yi ñu toppatoo leen dégg nga ministère de la santé ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour ñi nga xamante ni dëkkuñu fi diplomatie bi nag daal di jóg taxaw ndax itam loolu itam dafa nekk beneen pàcc boo xam ne foog ñu jël ci suñu responsabilité liberté circulation des personnes et des biens dafa am waaye profiter ci porox ndoll boobu pour jëlee xale ci benn dëkk membre de l'espace communautaire pour indi ko ci beneen dëkk pour di ko exploiter kooku du dëgg du yoon. te waruñu si gëmm sax te képp kuy pays membre ñu war a def loolu ci sa territoire de souveraineté. war nga am taxawaay bu toll ni danga naan lii bokkul ci sama engagement. xale yi fi dëkkul daañu leen toppatoo ni ñuy toppatoo xale yi ndax ñoom ñëpp a yem. waaye nag retour au pays foog dafay am. léegi nag ci li nga wax nii li tax sama xel dal moo di depuis mën naa ni ñeenti fan kuréel yaa ngi liggéey ñëpp a ci bokk nag. ministère yooyu ma wax yëpp ci bokk ci société civile ci la ñu bokk ak commandement bi préfet yeeg gouverneur yi am naa yaakaar de ci li ma am yaakaar xëy na fii ak suba mën nañu gis lu feeñ ndax
comme ni ma la ko waxee rek les besoins spéciaux des enfants dafa bari te besoin bu ne balaa ngay jóg ni prit da nga ko war a mëtale ba mu mët da nga ko war a mëtale ba mu mët xale yi buñ leen jëlee ci mbedd mi li ñu leen war a gën a wan moo di foofu ngeen nekkoon du seen place te lii du dund cadre bi ñu leen di accueillir dafa war a nekk cadre bu leen di rassurer ba immédiatement ñu mën a intégrer ci seen xel ndax xale yi macha allah am na lu xel de. am nañ xel bu baax a baax. boo leen jëlee toppatoo leen ba ci war jël yëre jox leen parce qu'ils ont ce droit là. jox leen ñu lekk jox leen ñu naan yóbbu leen ci benn espace boo xam ne ay fowukaay nga fa ak yëpp. ak ay tonton ak tata des éducateurs yi waxtaan ak ñoom. wallaay dootuñu dellu ci mbedd bi. ku leen ci bëgg a delloo aussi daa nga dégg àdduna. waaw xanaa li ñuy def rek mooy ñaan rek. stratégie ak plan yi nga xamante ne ñu ngi ko bëgg a tëral yàlla def si jàppandi rek ba mu sotti rugi. am naa ci yaakaar bu baax a baax. doon ko laaj. bu ñu demee ci loolu ba macha allah yàlla defal leen ci ndam lan mooy mesure d'accompagnement yi. ak suivi bi nga xam ne moo war a topp ci ginnaaw ba nga xam ne bu deñul nit dina wàññeeku bu baax a baax. jërëjëf posé nga question bi am solo parce que ci xalaat bi dañu ne dañu war a jël disposition boo xam ni de bout en bout dafay sécuriser processus bi sécuriser processus moo di lan dama koy wax souvent. dafa am ay foyer ci dëkk bi yoo xam ne foyer diine lañu nga jëlee xale Saloum di ko indi ba Dakar pour mu jàng xaw na poser problème waaye nag bu kenn jël li ma wax nga am ci interprétation négative parce que jullit la toqantal moo njëkk sama gémmiñ bi su ma deewee ba ñu defar ma pare élimaan moo may jébbal sama borom je suis musulmane mais ca jàng alxuraan bu njëkk dama daan gis mag ñi dañu daan sore sax àdduna te Dakar dafa rëbb donc ñi nga xamante ni ña nga jóge Saalum bu ñu jàpp xale yi seen responsable aussi yoon dana ko téye ndax am na lu yoon war a def ci moom déglu ko xamal ko ni lii mënatul am ndax d'abord on parle du postulat que xëy na dafa xamul woon encore que dafa xamul woon sax dana xaw a naqadee dégg waaye information ak waxtaan du ëpp mukk ci àdduna daan la xamal nag ni dañu toll foo xam ni charte réew mi ak lii ak lii ak lii ak jamono laajatul li ngay def fii léegi nag da mën nañ la accompagner pour nga dellu ci sa dëkk disposition bii ak bii daañu ko mettre en place pour ñu gàddoo la fii nga dellu naa jël à peu près benn dëkk man Kolda laa juddoo mën naa wax Kolda buñ la yóbboo Kolda gouverneur Kolda war na xam exactement ban moment la ñuy préparer yow nga quitté Ndakaaru pour yegg si Kolda. yàlla nañu àgg ci loolu. soo yegg see Kolda aussi service su AEMO yi. ya fa nekk daanu jot ba ni soccantal superviser tout ce qui est activité de retour en famille. ba ñu dem teg la fañ la war a teg. su fekkee ne da nga laaj ndimbal ndax am nga projet boo xam ne man li ma bëggoon ay la yëwoon xëy na reconnaître naa ne xëy na yoon ba ma jëloon du bi yoon waaye dama bëgg toujours di jàngal alxuraan boo amee projet boo xam ne mën nga ci jël dugal juddul koom-koom état mën na la accompagner waaye ci accompagnement boobu itam du jëlati xaalis rek teg ci sa loxo su ngeen di dem aussi lépp loo war ci dund pour xale yi lekk naan daañu ko mettre à disposition mais coordination autorité administrative du pays de départ ak autorité administrative du pays d'arrivée avec l'implication des services AEMO ñi continuer rek di la suivre te moindre défaut faux pas boo posé waat en ce moment là nag yoon dana dal ci sa kaw dans toute sa rigueur. madame Siby moom xam naa ne moom yëf yi ni nga koy waxee nii moom leer na lool wan nag moom pour ñu teg ci loxo maanaam concrètement loolu moo dul nekk daal lu yomb xanaa dañuy ñaan rek on croise les doigts comme on dit et puis ñu yaakaar ne daal dina am lu feeñ fan yi comme ni nga ko junjee alors sànq yaa ngi wax mbirum coordination muy lu am solo ndax liggéey bi da ngeen si ànd ak ñeneen ànd si ay tamit ay kuréel yu ci mel ni CONAF rawul ci coordination boobu ak synergie des forces comme on a l'habitude de dire lan mooy lëkkaloo bi seen diggante yéen par exemple CONAF ak direction de l'éducation surveillée ak ministère de la famille beneen agence buy toppatoo petite enfance ak loolu lëkkaloo bi nan ngeen di boolee seeni doole ba mën a teg daal loo xamante ne day jëriñ. waaw xam nga ñun CONAF état du Sénégal lépp lu muy def dañu ciy boole kuréel yi fi am yëpp ci la ñu bokk ci kuréel yi mais xam nga problème bi nekkul ci bokk ci kuréel bi mooy jafe-jafe bi mooy
décision yi ñuy jël ci kuréel bi nañ koy jëfe exécution nee naa problème bi action la war a nekk léegi jëf théoriser nañ ba pare moom laa maanaam doon si bi wax na léegi nee na ferre nañu affaire bi yëpp teg nañu lépp xam nañ li ñu soxla ci koom pour mën a jëfe mbir mi kon donc loolu moo waral mu ni léegi rek ay fan yu néew incha allah état dina agir mais problème bi nee naa dafa yéex man dafa yéex ci man xam nga dafa yéex parce que feebar bi du xaar feebar bi du xaar de te xale yaa ngi ci mbedd mi démb Ziguinchor ci wetu gare routière Ziguinchor la fa nekkoon ci xale kenn xamul nu mu toll waa Ziguinchor ñoo ngi mujjee woon ni ma président mu naa ñu ne ma li nekk ci xale ci Ziguinchor kenn xamul nu mu toll waxtu wi ñu lay wax ak yow kon donc pour wax ni yooyu nekk nañ ay jafe-jafe yu am ci Sénégal xale yi dañoo bari ci mbedd yi te benn bi ñu nag bu ñu war a wax nag madame si bi mooy responsabilité parents yi waajur yi ñooy les premiers responsables pour seen yaru doom ñoom ñoo war a assurer seen sécurité doom waru ñoo jël seen doom di leen teg ci mbedd yi lu ñuy wax état waajur yi ñoo ci war a jiitu état c'est vrai ndax état moom mënta def lépp état moom def lépp waajur yi niñ jël seen i responsabilité téye seen i doom seen i kër ku bëgg sa doom jàng fa nga dëkk bu dee Kolda nga dëkk am na ay jàngalekat yu fa nekk ba léegi nag ñoo ngi fa tàgg di jàngale alxuraan boo demee Ndar ñooy jàngal alxuraan ñoo ngi fa toog di jàngal alxuraan ku dëkk Ndar na toog Ndar jàng ku dëkk Thiès na toog Thiès ku dëkk Dakar na toog Dakar loolu moo war a nekk dëgg nag ñi toog ak seen njaboot ci ñi mbedd toog ak seen njaboot daara yu mag yi këru diine yu mag yi ku nekk ñoo ngi am daara mais famille yi nga xam ne dañoo yor seen doom toog ak ñoom ci mbedd mi xale yi ñoom ñi yalwaan waaw te loolu sax li ci ëpp comme ni ko Rougui waxee mooy ñi nga xam ne dañoo jóge ci pays limitrophes yi ci li ñu seetlu mais ni ci ëpp xam nga li ñu ci seetlu ñun bi Mariama Sarr nekkee ministre de la famille ànd nañu ak moom dem wëri ginnaaw centre Guindé gis nga dam nañ fa fekk ci ay xam nga maison en tôle xam ngeen tôle mooy barigo ñu jël ko def ko ay kër waaw ñi ngeen di gis castor ñi taxawal noonu ak xale yu bari yooyu ñëpp di ci teg seen bët parce que li may wax procureur yi nee naa leen yéen saa yoo ne xëy ngeen gis flagrant délit saa yoo ne xëy ngeen gis flagrant délit ñooñu mais nañ leen fi jëlee waruñu faa toog ak ay xale bu dee ay mag ñi mën nañoo yelwaan ak ay heure ak ay waxtu parce que loi 2005/06 organisé yelwaan mais yelwaanu xale moom c'est formellement interdit buñ fa toog ak xale donc ñooñu dañuy dëkk ci ay conditions yoo xam ne extraordinaire nga madame le ministre bu mu gisalu dafa jommi jour boobu te mii nekkati nit ñi dukk nañ ci lii ak ay te ba duñu am benn jabar ay ñaari jabar lañu ay ñetti jabar lañu ak ay doom ci biir conteneur comme on dit conteneur la ñu ne mais kon donc loolu responsabilité waajureel beneen bi nag état yi comme que dañu nekk ci CEDEAO vraiment état yi war nañoo respecté loo dëkk yi seen engagement xam nga nit ki nee nañ booy traversé frontière ànd ak ay xale war nañoo xam xale yi kan lañu identifier xale yi ki leen di indi kan la ndax waajur la wala kan la ak lu tax mu leen di indi ba benn xale warul mën a jóge dëkk bu jege dëkk Sénégal dugal ko Sénégal xale bi di ñëw déggul sax wolof encore que xale bi dafa war a am sax autorisation parentale laata ñu koy déplacer di ko yóbbu fenn kon donc yooyu nekk na yoo xam ne ay jafe-jafe yoo xam ne tey moom la Sénégal di dund mooy kon donc waajur yi nañu jël seeni responsabilité yar seeni doom téye seen doom ku sa doom bëgg jàng diine nag fa nga dëkk am na fu ñu fay jàngale diine yóbbu ko fu mu jàng diine. alors pour terminer juste rek ci sujet bi ndax xam naa ne mënuñoo wax lépp mais am laaj bu am solo boo xamante ne yéen ñaan ñëpp daanaka laa koy laaj mais ci tënk rek parce que génne xale yi ci mbedd bi la ñu wax ñiy yelwaan itam ñu bàyyi yelwaan daara yi nga xamante ne par exemple c'est pas des daara yu am doole. duñu ay daara moderne wala duñu ay foyer yu mag yoo xamante ne xale yi ils sont pris en charge dafa am ndeyi daara ak yépp ndax jamono ji ñu toll nii ak feebar bi ñiy joxe baay defal yàlla yi ak yaay defal yàlla yi ak ndey daara yi jotul ñu dem ku ci am sa dund wala looy maye nga dem nga dimbali leen itam ndax encouragement la pour xale yi ñu toog une bonne fois pour toutes. exactement man am naa ci li nga wax nii dama d'accord ak yow. Il faut que ñu réglementer ko. éducation religieuse dafa am solo ci nit. parce que dina am situation yoo xam ne boo ca tolloo sa foi rek. mu la ci mooy tax nga tenir. donc ñun dañu d'accord ci jaru foi ci sa éducation religieuse. mais façon bi ñu koy defee nii moo posé problème. mais avant c'était pas comme ça. et avant c'était pas comme ça. donc liñ ci yokk te bokk ci moom lañ ni dañ ko war a xeex. képp koo xam ne da nga am daara itam. te mu nekk daara boo xam ne dafay répondre aux normes état mi ngi liggéey ci loi boo xam ne
dafay encadrer daara yooyu waaye ñëw fekk sa benn place rek nga daal di fay def dara wër ko jël ay xale teg leen fa génn kër gu pareegul su guddee nga bàyyi fa xale yi dégg nga su musiba amee nag képp daal di jóg ni état dañu ni loolu dafa war a dañ léegi nag bu dee da nga nekk ci koñ yàgg fa ñëpp xam la nga nekk ci kër goo xam ne am na sécurité ñi nga xam ne dañu bëgg seen doom jàng alxuraan am nañu droit ni bu samedi matin demal jàngi ñu surveiller waaye sa doom nag bu fekkee da nga koy jàngaloo alxuraan te mu am ay charte yoo xam dafa ànd ak jàngu alxuraan boobule ndax jàng école ku ko bëgg a def da ngay fay yenn saa yi. madame Sy am na solo bu dee am na lu mu laaj nga joxe ko. waaw. ña dëkk ci koñ bi aussi te am lu ñuy génnee. ñu bàyyi génnee sarax yi ci mbedd bi loolu nañ ko réglementé. xam naa ne loolu moom beneen sujet la boo xamante ne dañ koy def beneen émission. sujet bi am na solo lool mais daanaka mënuñu ko joxe te waxtu bi mu ngi ñuy xoj li ñuy def rek mooy dañuy wéy dugg ci beneen sujet bi nga xamante ne Aïcha Touré moo ñu ko indil muy mbirum masque yi maa ngi ko doon wax sànq Covid 19 bi. di ay masque yoo xamante ne dañ koy faral di takk parce que feebar bi moo ko laaj li ñuy def rek mooy dañuy dem régie ñu daal di dellu si waat dugg ci li nga xamante ne mooy tendance ak Aïcha Touré. wax sànq masque yi koo gis mu ngi takk masque ñii ñu ngi takk masque yu jëm ci kaw ñii takk yu jëm ci suuf mbirum masque yi Aïcha. Maïmouna feebar bi. da lay jàngal yu bare surtout ci hygiène. waaw au-delà du contact dañuy wàññi et tout ça masque dafa am lu ko indi y a masque et masque. y a masque et masque. parce que da ngay gis nit ñi dañuy fàtte seen bopp sol masque pendant plus de 3 heures de temps. ce qui est interdit. masque am na yoo xam ne nit liggéey. ci wàllum santé dañu war a def gant def masque obligatoirement léegi il est conseillé sax que les masques c'est pour les personnes qui sont malades mais su fekkee mën nga aar sa bopp mën nga sol sa masque mais masque bi chaque 2 heures de temps nga ko war a changer chaque 2 heures de temps il y a pas de masque de plus de 2 heures de temps parce que soo defee sama am na yoo xam ne dama ko laaj mu ne ma non su ma jëlee sama masque def ci alcool day désinfecté non il y a du tout dans corona là. doy na waar ëpp na. donc il y a beaucoup de choses am na aussi côté sensibilisation ñu war a def. ci utilisation masque ak gant. parce que du ñëpp ñoo xam naka ngay utiliser masque ak fan nga ko war a utiliser médecin dañu ne normalement suñu respecter distance de 1 mètre jarul ñuy sol masque. ndax postillonné ñoo tax ñu conseiller ñu masque. mais les masques de grâce duñ ko fóot. kenn ko fóot da nga koy utiliser benn yoon 2 heures de temps yi bu jeexee. nga sànni ko ci poubelle bi. waaw jël beneen. léegi dañuy remarquer aussi que ci marché bi le prix a augmenté. tey dama romb di def sama mini trottoir. di laajte masque ñaata la ñu ne ma 500. je pense que ni sax am na ay photo yoo ñu jëlaloon. ci masque yi nga xamante ne moom la nit ñi di takk. amoon na ay styliste avant feebar bi génn. ñu génnoon ay masques de style quoi des masques en dentelle et tout ça mais kenn xamuloon ne corona mu ngi ñëw. masque yaa ngoog bii boobu daanaka li masque la wala fulaar la. li masque la masque la ok. mais léegi comme nga xam styliste yi moom dañu génnee. dañu adapté wu daal. waaw mais ça c'était avant la maladie. ok kii moom xam nga chinoise la. chinoise la waaw te boo xoolee sa masque bi moom daanaka sa presque tissu lay tissu fleuri mais c'est des masques de décoration. c'est des masques de décoration. mais léegi lii dafa génnoon avant la maladie. mel ni comme genre ñoom daa mel ni am na lu ñu flairé woon de. apparemment de. waaw parce que elle est asiatique. elle est asiatique. gis nga yi boobu benn défilé loon dañu génnoon ay masques gis nga bi nekk ki sol lu rouge bi c'est de la dentelle. ki nekk ci digg bi c'est des fleurs. keneen kii c'est beaucoup plus sportif. mais loolu dañ ko génnoon pour juste un côté esthétique. c'est pas des masques chirurgicaux c'est pas des masques pour se protéger. c'était juste pour faire beau. pour faire genre. en général masques yi dañ koy sol soo amee soirée wala anniversaire et tout ça mais comme c'est la tendance maintenant masque. si tu vois pas masque n'est pas à la mode. doy na waar. c'est ça lii yëpp ce sont des masques sportifs. donc ñu xam ne dañu génnoon octobre daaw dañu génnoon masques yi.
mais malheureusement aujourd'hui c'est pas très conseillé de mettre des masques. Mais est-ce que masque yi nii nga xamante ne design moo taxoon ñu def ko ak rafetal yi nii période bi nii ku mu neex bu fekkee am nga ko mun nga koo takk su la neexee. Médecins yi conseillé ñu ko de. conseil wuñu ko déedéet. ok parce que et puis ce qui est bien c'est affaire au masque bi day favoriser nga changer haleine. Parce que soo defee masque toi-même tu es en face de ta propre réalité. loolu moo ma neex ci masque. da ngay xam sa bopp li nit yi di dund. waaw ci postillonné. waaw ak ci xeet non c'est important. masque daal dañu war a xam benn affaire médecin dañu ne du man maa ko inventé recommandation la. dañ koy utiliser chaque 2 heures de temps. après sànni ko ci poubelle. changer. duñ ko fóot duñ ci def alcool duñ ci def dara. dañ koy sànni ci poubelle tëj ko après jël les gels désinfectants aussi. du remplacer ndox ak saabu. c'est juste pour se protéger. C'est juste pour te protéger su fekkee na nga laal rampe voilà mais laver les mains avec du savon si tu as beaucoup plus d'eau et de savon c'est ce qui est conseillé je reviens toujours sur les recommandations. Il y a pas de miracle. affaire bi suñu discipliné rek day commencer di wàññeeku on a vu l'exemple de la Chine. on a vu l'exemple des autres pays atteints xoolal tey Cuba ñu ngi waxu éducation. Cuba dafa enclavé ba nga xam ne aujourd'hui 98% de la population cubaine est allée à l'école. te ñoom tey révolution mooy dem Chine mooy dem Italie di dimbali italiens yi ci médecine. ak ci infirmière ak ci matériel. ils ont venu de Cuba c'est-à-dire c'est le continent américain. donc yooyu yëpp dafa war a nekk leçon ci dëkk yi si on sort de cette situation ñu gën a def investissement ci hôpitaux ak ci centre d'accueil. doy na waar man daal yaakaar naa ne Aïcha lii di Covid 19 bi buñ ci génnee dina am lu bëri ci ay comportement ci ay jikko yoo xamante ne danañ ci defaraat suñu toogaay. comme ni ñu koy waxee leçon de vie bu baax a baax monsieur Raoult. gis naa ne yow indaale nga sax. waaw man damay indaale sama bos sax gis nga parce que comme que gars yi nee nañ dafa am ay références yoo xam ni da nga ko war a xool. FFP2 xam nga mooy bi nga xam ni dafa war a ànd ak lii yi nga xam ni médecins yi ñoo ko war a kon donc dañ ñi masque bi daal. wax dëgg yàlla bu mu passé 2 ba 3 waxtu la ñu wax. maximum ci qualité bi. ci qualité masque bi itam day joué. mais seetlu nañu dañuy gis fu waay ju yëngatu rek yore sa benn façon masque. ba noppi li ñu leen di jaay dafa commencé cher. te cherewul loolu noonu. kon itam bu fekkee ni dañu bëgg ci wàllu aar nit ñi xam nga en situation d'urgence des mesures d'urgence. il faut que itam nguur gi jéem a jàppale ñi nga xam ne ñoom dañoo néew doole ci loolu. ndax itam dinañu soxla ñoom tam ñu aar seen bopp parce que ñooñu ñoo gën a exposé ñu néew doole parce que ñooy dëkk ci dëkk waay yu serré yooyu. promiscuité bi monsieur Latouf ñu ngi wax waxu les enfants de la rue. ce sont des vecteurs entre guillemets communicants mais les marchands aussi. tout à fait. les marchands am na ñoo xam ne dañuy yor gant di ko jaay la paire à 500 francs. ñëw di la tiim. bëgg la jaay déjà. te ñu ngi takk gants yoo xamante ne xamuloo sax ndax c'est infecté ou pas. mais médecin bi di wax keroog nee na lu tooy li mooy gën a mën a conserver. bactérie waaw daa ragal lu tàng wante fu mu gën a seddee. fu mu gën a fu mu gën a tooyee. kon donc def naa ne climatiseurs yi la war nañ leen di fekk. mais façon je bois l'eau chaude temps yi. ndox bu tàng la ñu war a naan. waaw dañuy ndox bu tàng dama koy naan. kenkeliba bari la ñu war a naan kenkeliba dama koy naan. damay café surtout damay aar sama yaram ci vitamine C. parce que système immunitaire il faut qu'il soit à jouer. yoo xam ne du ma ko def de avant je ne faisais pas ça. kon yow daal yaa ngi topp li nga xamante ne moom la ñu digle c'est-à-dire les consignes. te loolu sax mooy tax ku ci nekk mën a mucc ci feebar bi nga xamante ne mooy Covid 19 bi. peut-être laata ñuy jeexal rek ñu fàttali ne alxamisu tay bi ci communiqué bi nga xamante ne waa ministère de la santé jot nañ koo def lu toll si téeméer ak fanweeri nit jot nañ leen testé juróom-benn cas ñoom ñoo ci positif yeneen 96 personnes nag ñoo nekk traitement wante bu ñu tënkee lépp téeméer ak juróomi nit daal lañ jàpp ne ñoom ñoo amee feebar bi jamono ji te am na ci juróom-ñeent yoo xamante ne wér nañu li ñuy def rek mooy wëyal di topp li nga xam ne mooy mesures yi madame Siby fu mu ne nii nag dañ lay bàyyi rek nga def le mot de la fin nga tàggatoo ñu jox monsieur Raoult après nag ñu daal di rek buural suñu émission. voilà di leen gërëm di leen sant rek di gërëm aussi kilifa yi di am mbégte bu baax a baax ci émission bi tey ñaan sama mbokk yi ñu gën a am taxawaay ci xale yi ndax c'est pas pour rien dañ naan xale muuminu yàlla la xale dafa laaj jàppale xale mënulul boppam dara nañu gën a taxaw ci xale yi
beneen bi may wax itam mooy ñi nga xam ne dañuy profiter ci événement bu nekk rek pour di exploiter yëf yi du caaxaan. masque yi nañu bàyyi ñi ko war a defar ko gel yi nañu bàyyi ñi ko war a defar ko te ñu bañ a profiter ci lii pour gën a lor askan bi jërëjëf. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax jërëjëf Raoul Latouf ma fàttali ne yow yaay secrétaire général bu CONAF président CONAF di kuréel bi nga xamante ne dafa ëmb ay association ak ay ONG yu yëngu ci mbirum xale ñu bàyyi la nga tàggatoo yow itam. waaw tàggatoo bi de mooy wax ni rek na nguur gi gën a gaaw jëmale ci xale yi. xale yi moom mënatuñoo xaar yàgg nañ ci mbedd mi nañ leen génn ci mbedd mi beneen bi ci topp mooy na ñëpp wéyal consigne yi ñuy joxe ci wàllu cet raxasu ndox ak saabu mooy bi gën ci prévention beneen bi ci des nag mooy yi nga xam ne moom la ñuy joxe te yi ci bari léegi ku nekk nga koy defar gis nañ bërki dem rek ñu wane ci Pikine ni am na ñoo xam ne ñoo ngi koy defar te nekkul lu tegu ci yoon kon donc nañu wax nit ñi nañuy jënd fa ñu war a jënde jëfandikoo taw wéyale itam ndigal li nga xam ne kilifa yi joxe nañ ko ci wàllu ñu respecté normes yi nga xam ne ci wàllu distance ci wàllu cet pour que xale yi Sénégal ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo dund ci réew mi mën a dund te coronavirus jóge Sénégal coronavirus nga jóge Sénégal. amin yaa rabbal alamin loolu rek la ñuy wax dañu naan amin ñaan corona bi daal mu abal ñu Aïcha Touré ñu sant la gërëm la yow itam ci lu am solo li nga xam ne indil nga ñu ko ci masque yi. alors maa ngi remercier suñu invité yi sujet bi dafa amoon solo trop di remercier téléspectateurs RTS 2 di remercier toujours sama naataango Rougui di la remercier yow di la dox dig daje samedi pour un autre Tam Tam incha allah. incha allah rabbi alors Rougui borom cravate bu rafet bi li nga indi woon am na solo. merci Maymouna di remercier rek comme toi ñi nga xam ne ñoo fi toogaloon xale yi tey ci seen lépp li nga xam ne seen protection la ak yooyu comme nu ma koy waxee saa su nekk rek du ma ci tàyyi aussi les parents retenez les enfants à la maison mag mën naa toogal boppam waaye xale moom ku ne xam na ne saa su nekk boo ko bàyyee ci biti la jëm tëyee leen xale yi ci biir kër yi comme niñ koy waxee rek ñu respecter mesures yi di leen jaajëfal ba ci beneen tam-tam. fàggandiku moo gën faju kon loolu la ñuy jeexalee tey suñu émission Rougui sant nañ la gërëm la bu baax sant leen gërëm leen yéen itam téléspectateurs yi ñu jox leen dig daje ci yeneen i jamono ci biir émission Tam Tam toujours sur la RTS 2.